19h sur la télévision Futurs Médias soir d'info gannaaw le journal de 20h dinañ dalal fii ci plateau soir d'info ki nga xamante ni moom mooy Siré Sy moom nag moom mooy président Worldwide Group think tank la xam ngeen ko président Senghor bu mu génnee àdduna ak tey ñaar fukki at ca tey la am ci suuf moom président Senghor nag bu ñu waxee ci moom dina xam nañu l'aspect politique l'aspect culturel tey nag ñu bëgg a waxtaan ak Siré Sy ak l'autre aspect peu connu de Léopold Sédar Senghor son aspect de manager son aspect sur la situation géopolitique mu yàggoon see wax au XXe siècle ba léegi mu ngi ci topp di wax ba léegi nii mu doon ay thèmes yoo xam ne ay thèmes d'actualité la pensée de Senghor yooyu yëpp dinañ ci ñëw ci kanam tuuti ak Siré Sy Sénégal nag boobu ba léegi am na lu ko lëmbee muy trafic bi nga xam ni wax nañ ko ci passeport diplomatique yi ñaari député yi nekk ci assemblée nationale ñu ni ñoom bokk nañu ci trafic boobule ñu gis tamit fan yi yëpp bi nga xamante ni enquête bi commencé na mu jël ay relents yoo xamante ni tudd nañ ci ministère des affaires étrangères tudd si présidence de la République am na benn gendarme boo xamante ne aussi auditionné nañ ko ngir nag ñu expliquer Sénégalais yi lan moo ci xew moo tax ñu invité sur le plateau de Soir d'info en première partie le ministre Serigne Mbacké Ndiaye bokk ci Benno Bokk Yaakaar maa ngi lay nuyu Serigne Mbacké di la dalal bu baax ci plateau Soir d'info. maa ngi lay fay soxna Binta di nuyu suñu mbokku téléspectateurs yi di nuyu waa groupe bi yëpp. di rafetlu liggéey bi ngeen di liggéey di ñaan Yàlla kaddu gu ñu génne yàlla nay njariñu askan wi ku fi dégg lu la ndax nga jéggal ñu ko ndax suñu yéene mooy wax lu baax wax luy defar. maa ngi koy wax léegi mooy passeport diplomatique yu ñu ne am na ci trafic bu rëy boo xam ne am na ci tey ji Sénégalais yi ñu ngi jaaxle ci tournure bu mu commencé jël tey ji boo leen dee expliquer ci li fi jot a xew ak li fi jot a génn ana lan nga leen di wax. sant yàlla bu baax parce que ñun ay doomu aadama lañu du ñu dara lu dul doomu aadama mënuñu ko weesu. ku ne doomu aadama nag mooy foo dajale ñaari nit ñett ak ñeent am fa ñu mel ni nga bëgg am fa ñu melul ni nga bëgg am fa ñu jub am fa ñu jubal yàlla moo bindee noonu doomu aadama yi mais li am solo ndax mbir mi buñ koy wax ñaare du ñu dem ci fan la jóge ndax lii bu amee ba ku nekk joti ci dafa fekk ni présidence de la république ñoom ñoo gis lu leen jaaxal ñu demandé ñu defal leen enquête parce que gis nañu mbir moo nga xam jaaxal na leen ci biir enquête boobu moo wane lii nga xam ne moom lañ ci jot a gis kon li am solo mooy booy dénk na nga jiital ñoo nga xam ni danañu am yéene yi waggar ci alalu askan wi waggar ci dundinu askan wi parce que waggar ci moo tax ba présidence de la république wax dikk ni leen defal leen ñu enquête ndax dafa mel ni passeport diplomatique rek am na ci lu ci bokkul ñu def enquête ba gis li ñu ci gis kon jàpp naa ne c'est vrai lu ñëpp di ñaawlu la mais aussi nañu koy ñaawloo ñoom la ñu war ni waaw góor présidence de la république parce que taxawaay bi ngeen ci am bu ngeen ko amuloon kon xëy na lii nga xam ne yàgg na fi xëy na parce que ci ni ñu ko déggee ay at mi ngi am kon bu fekkoon ne taxawuñ ci taxawaay bi liñ ci jot a xaaj gis ak su moom duñ ko ci gis donc li am solo. mais est-ce que yaakaar nga ne Serigne Mbacké ak li ci jot a xew fan yi dinañ am transparence ak lumière boo xamante ni dina jóge ci mbir mi. waaw ci loolu laa doon daaneele pour wax ni li ci am solo pour man mooy mi ngi mel ni borom kër ci biir kër. mënoon ni sama njaboot ñëppay jub mënoon ni du ñu def lu ñu warul def. mais li am solo mooy ku ci def lu mu warul def nañ ko topp teg ko ci yoon wañ ko war a teg yar ko nañ ko war a yare ba kenn koo nga xam ni bëggoon na ko def dootu ko def ba ñi nga xam ne Sénégal lay jëflante ak ñoom bitim réew xam ni kat mbuxum am na suñu réew nag mooy amee France di am Amérique di am feneen ak feneen amul benn dëkk ci àddina boo nga xam ne lu mel nii wul lu ko gën a garaaw du fa am mais li ci am solo mooy su amee njiit yi nañu jël seen matukaay tribunal maanaam ñi àtte dañu jël seen matukaay ñu topp ko ba mu sës te bañ a def kumba am ndey ak kumba amul ndey justement kumba am ndey ak kumba amul ndey boobu moom la nit ñi ragal parce que dañ ne bu ñu bokkee ci yéen rek du mujj fenn. waaw xam nga fi ku mel ni Bougazelline ñu tuumaalaan ko ci affaire trafic de faux billets dañ ko mujj génnee tey jii ku ci mel ni kilifa mi ngi ci kaso bi moom génnee ñii bàyyi ñii kenn xamul lu tax dañ ne kilifa peut-être daf leen sonal ngeen bàyyi ko ci prison bi bu fekkente ne ku leen sonalul moom mën ngeen koo bàyyi mu dem. mais bu ko bokk ci yéen daal ngeen ko sonal. waaw xam nga loolu. mën na nekk gis-gisu nit ki mën na nekk gis-gisu ku far mais man damay faral di wax ni damay moytu toujours wax loo nga xam danañ ma ko xeebe
ndax wax luñ lay xeebe mooy wax loo xamul. wax loo xamul mooy dossier am na justice parce que aussi bu ñu waxee dëgg ci dossier bi nga tudd nii muy kilifa ak man di ko nuyu au passage parce que bokk na ci ndaw ñi nga xam ni man su may xarit lañu su may lépp lañu ndax damay wax toujours ni gis nga ñi ñu tudd ay activistes dëgg la am na lu bëri lu ñuy def du ma ci ànd ak ñoom mais dafa am lu bëri la dama ci ànd ak ñoom parce que askan dafay soxla ku koy waxal askan dafay soxla même état même président dafay soxla ay nit yoo nga xam danañ taxaw dénoncer ni nangam ak nangam li wërta am parce que bu ñu ko dénoncé wul mën na am ñee ànd ak moom bu dee ku mel ni man soo ñëwee toog ak moom xëy na lu neex ñu koy wax mi déglu ñu mel noonu mais absolument donc si mais pour jeexal ci question dama ne mbir aussi nañ koy teg ci yoon mënuñu benn dossier am Binta Diallo porter plainte contre Serigne Mbacké Ndiaye ñun ñaar ñu yem traitement loolu mënul nekk donc damay bëgg rek bu dara xewee ñu am ci dal am ci maandu gi mooy bàyyi xam ne nag réew mi li ma gëm man te gëm ko nga gëm ko Sénégal yi gëm ko nag mooy am nañ justice bu jaar yoon am nañ ay juge compétent li tax man la gëm nga ko dama déedéet attention dégg nañ leen di xam nga li may bañ ñu ni sénégalais yi waxuñu loolu am na sénégalais yu ko waxul mais sénégalais yi ko gëm xam na tax sénégalais yi ko gëm su ma la tooñoon tey binte boo xëyee la ngay jëkk a def mooy dem tribunal wala nga dem police wala gendarmerie soo ko gëmul doo fa dem donc ku gëmul du fa dem te tous les jours bërki Dembo Ndiaye ñi ngi wax affaire élection lan moo am parti politique yi nga xam même dañuy contester ni li fi am jaaduwul dañoo dem cour d'appel fii jox nañ leen dëgg fii joxuñu leen dëgg kon bu fekkee ne ku ñu tooñ da ngay dem tribunal ça veut dire que gëm nañu tribunal bu ñu gëmuloon tribunal ku ñu tooñ beneen pexe ngay wut wala nga ne jaralu boo ko ndax même su ma demee tribunal du ma fa amee ndam donc encore une fois kumba am na boo gis am na exception bu ñu généraliser waxuñu ñëpp ils sont pas indépendants mais tey jii bu ñu xool du côté du parquet nga xam ne dafa dépendre du ministère de la justice c'est l'exécutif mënuñu wax indépendance totale am na dañuy jot ay instructions xam nga lu tax oui Senghor jaar na fi Abdou Diouf jaar na fi Abdoulaye jaar na fi tey Macky Sall la ñi fi jaar ñëpp nii justice bi di doxe noonu lañu ko bàyyi muy doxe noonu foo dem dans le monde ni justice bi doxe am na sax yu am ci yeneen réew yoo nga xam ni xalaatuñu ay réew yu développé laa wax de waxuma ay réew sous-développé ay réew yu dem xalaatuñu di doxale ñuy yoxal ñoom mais ku fi mënti jaar procureur général ministre de la justice président de la république loolu charte la boo nga xam ni ñun ñoo ko tëral ñu jox ñu constitution ñu voté ko nit ki nag mënoo ñu jox la ab constitution nga ne ànd nga ci voté ko ba pare la nekk ci biir ko nga bëgg a wëlbati ko ne ànduma ci te boo jëlee pouvoir bi ko ne di ko doxal loolu aussi jaaduwul donc indépendant xam nga bu ñu nee ñëpp mënta am ñi ëpp moo tax ñu naan ñëpp ñi ëpp mais li am solo mooy charte bi nga xam ne moo tëral parce que aussi dafa am erreur bu sénégalais yu bari di def procureur du àtte mais am na pouvoir yu non am na dëgg la am na pouvoir mais dama ne du àtte juge mooy àtte te juge boobuy àtte mais procureur moo am droit de vivre de mort sur tout le monde attends d'accord ku mu neex mu yóbbu la prison ku mu neex mais juge boobuy àtte dépendrul ci président dépendrul ci ministre dafa nekk indépendant kenn moomu ko loolu la ko yoon wi tëral maintenant li yoon wi tëral nga gis ni nit a ngi koy doxal su dee ne xëy na am na ku ko doxalul je dis bien xëy na parce que ñaari aussi da nga gis benn dossier boo nga xam ni nit daf ciy wax ba xaabaabal ci ba géex te xamu ci dara ndeysaan su ma bàyyi bu baax wa yàlla ko yàlla xare àjjana muy Mamadou Seyni Mbengue daf ma daan wax ni mun ma est-ce que xam nga le fort du Sénégal ma ni ko non munuma c'est de parler avec brio de choses qu'ils ne connaissent pas wax ci dara bay ba attan ci reyante te xamoo ci dara donc dossier de justice nañu xam ni dossier de justice en tout cas passeport yi ñu ngi leen ciy xaar moom bii non moi je suis d'accord xam nga passeport bi dama la wax ni président bu mu ci teg kuddam daal bi yoon non président attention président ba muy wax dama teg kudd ñi ko jegee ñi xam dossier xam nañu lan la doon wax dafa bëgg mu leer waaw maanaam Karim Wade dafa am problème ñu arrêté ko nit inspection générale d'État càmbar Fesman càmbar la ci Sindiély Wade doon gérer ba mu jeex am ku def rapport ni nañu poursuivre Sindiély Wade en justice nit la nit dafa am xol du Macky Sall du yow du man kenn koo nga xam mënul nga nangu Karim Wade nekk ci kaso bi
ñuy xeex pour lu ko génne nga jàpp si njël waat dugal ci kaso. mais bu si njël waat jalgatee dafa war a dem ci non attends dama ne loolu bu doon yow doo ko def. lu tax d'autant plus que voilà non déedéet du li ñuy wax lu leer laa lay wax nii xam nga inspection générale d'État bu defee enquête am tënk dara teg ça ne veut pas dire que kooka moo def waaw xam nga sa tekkiwul ni moo def waaw tuumaal nañ ko du dëgg waaw sàcc bu dul raw jarul yàq nelaw mais président dafa war a jox dossier bi yoon mu lëmbaj ba xam ndax li ñuy wax war na ko jox waru ko jox beneen dossier beneen affaire mais li ma la bëgg a wax rek li ma la bëgg a wax rek mooy benn dossier boobu la waaw boobu rek la du ñaar du ñett c'est le seul dossier te dossier boobu la Macky Sall doon wax te ñi doon wax yëpp xam nañ ni dossier boobu la doon wax xëy na par scrupule nit ku nekk ni la yàlla bindee buggul woon jaar ci loolu mais en vérité benn dossier boobu moo taxoon. mais Serigne Mbacké am na leneen loo xam ne avant ñuy am lumière sur cette affaire là parce que kenn amu ci sax yaakaar passeport diplomatique yi am na leneen lu xewati. non bu li kenn amoo ci da nga ne yow amoo ci yaakaar. man am naa ko ci man moom te bari na Sénégalais yu non bu la neexee ne amoo ko ci. Sénégalais yu bari ni ngi naan xam na day mel ni yeneen yi ñu def ci tiroir yi rek. mais Sénégalais yu bari am nañ ci yaakaar. waaye Yewwi Askan Wi porte nañu plainte président de la République parce que tamit mu jël koo xamante ni jox dénk ko seen i kayit dem na déposer ñu mu ne mër réer ba mu neex ko mu soog a génn forclusion bu du woon cour d'appel tey Matam Yewwi di fa am dara ëllëg sañu gis ko mu toog ak président de la République di photo wu vraiment loolu tamit naqari na képp koo xamante ni nekk nga ci Sénégal yow xam nga ne yaa ngi ci réseau yi yaa ngi dégg nit ñi di wax kon boog Yewwi Askan Wi tey bu xëyee ne porté na plainte président pour haute trahison est-ce que nekkul ci dëgg. non attends xam nga man dafa am yoo nga xam ne débat yoo nga xam sax très honnêtement par cër bi mais yow loolu war nga ko ñaawlu nag quand même Serigne Mbacké déglu rek xam nga débat yi am na yoo xam sax su ma ci wax respect bu mu am ci yow mii ak xëy na Sénégalais yi ñuy seetaan bëgg nañ moo tax ma di ci wax mais bu dul loolu du ma ci wax parce que président ko def nag parce que même bu dee président recevoir na kooku ngay wax waaw pour être vrai pour dire vrai man personnellement du ma ko woon recevoir su ma nekkoon président absolument du ma ko recevoir parce que gisuma lan moo war a tax ma di ko recevoir bu amee soxla bu mu wax am na ñu mu ko war a waxal am na niveau bu mu ko waxee loolu benn affaire la mais président moo xam lu tax muy recevoir nit man xaw mu ko keneen xamu ko gis nga daan nañ toog président Wade léeg-léeg mu recevoir nit ku mu neex recevoir mais Djibril Ngom nii laa la wax man léeg-léeg daan recevoir président Wade daan nañ toog mu recevoir nit gaa ñi di kaas puis lu ko président man leen moo xam li mu koy doyee xam nga ñuy tudd les visiteurs du soir bu ñëpp wàccee ba ñu ñibbi ñooñu la ñuy woo benn par benn donc la tax président recevoir nit moo ko xam mais li mu bëgg a wax rek mooy bu ñuy wax xam nga violence bi ñuy wax ci réew mi violence du tàmbalee ci physique ci xel lay jóge jaar ci làmmeñ soog a indi leneen boobu gën a garaaw làmmeñ voilà li ñuy wax ni lii indi violence bi yu mel ni lii nga wax moo koy indi maanaam ni président dañ ko pour haute trahison xam nga haute trahison mooy lan président de la république bu war askanam loolu fañ koy gisee ñaare ci ay guerre lay am ay situation exceptionnelle moo ko indi donc ñi koy def sax dañuy wut buzz politique dañuy wut animation dañuy def pression sur le pouvoir moo tax ñuy wax mais xam ne loolu mais au nom de la moralité par exemple loolu mën nañ leen ko nangu mais au nom de la mën naa leen nangu ñu dénoncer ko je suis d'accord parce que wax naa ko man mais dem bay wax ay haute trahison yooyu xam nga du dara lu dul propagande politique comme ni ñu fi defee pendant des années France dégage pour mettre kii li Senghor doon wax benn waaye dafa ñëw ni ko président opposition bi de attaqué nañ la wax mu ni mun leen c'est quelle opposition waa ji ni ko Cheikh Anta Diop Babacar Niang non Cheikh Anta Diop Majmoud Diop Abdoulaye Wade Senghor do ko mais vous savez à chacun sa française et ses français c'est ça la vérité ku wax ni France dégage da nga ñuy wax kan nga bëgg a indi à la place de la France parce que ku nekk xam ne déjà bi français waxee dañ jóge Mali rek africains yëpp jaaxle nañu ñëpp rët nañu parce que xam nañu départ les forces françaises au Mali lan la ñu mën a jural ñun en tant que sénégalais donc yow boo nekkee sénégalais nga ni France na fi dégager war nga ñu wax France mi ngay dégager kan nga ko bëgg a remplacer. l'Afrique la ñu bëgg l'Afrique mu prendre en main son propre destin. oui mais xam nga l'Afrique mu prendre en main son propre destin c'est pas comme ça que ça se passe. comment ça doit se passer bu ñu waxee waxu dëgg rek. du nii lay demee la preuve. est-ce que jàpp nga ni tey suñu armée ak ni ñu doxalee ak ni ñu positionné wu ak doole bi ñu am nii. am nañu kattan gu leen mën a may tey ñu jàmmaarloo ak ay nit yoo nga xam ne seen alal xamul fu ñu koy jëlee soit ci drogue bi lañ koy jëlee soit ci leneen ak leneen lañ koy jëlee ñu di leen financer ñu dugg di taal ay dëkk au nom de l'islam te loolu sore lool ak l'islam donc taxaw bëgg a wax ni France dégage ça veut dire que derrière France mais conséquence bi attends conséquence bi lan la indi xam nga lu mu indi dund nañ fi ay événements au mois de mars
seul intérêt France lañu attaqué donc discours ba ñu doon développé ay at moo indi loolu tey discours bii ñu développé aussi foo wax ñun li fu réew mi toll fi réew mi toll fan la réew mi toll réew attends xam nga man il faut que ñu déggoo bu baax ci li ñuy wax dama ni waaw dama bëgg a wax ak yow tey loo nga xam ni lu ci amul rek yow ak Sénégal yi may seetaan nañ ko dindi du ma wax jamais ni réew mi amul jafe-jafe am na ay difficultés yu mag ci réew mi sama baay daf ma daa wax ne del góorgóorlu na xam kañ la nit di noppal man ko mun ma bis boo dee dem àjjana tant que eggu ci loolu coono wàccu la mais Sénégal mooy benn réew mooy réew bi nga xam ne tey dama koy wax tous les jours oto bu wàcc États-Unis wala mu wàcc France binte une semaine après nga gis ko Dakar on est d'accord tey boo doon tukki doo am place ci avion yi aéroport hôtel yëpp ay fees restaurant yëpp ay fees terrain boo romb 3 mois 4 mois après déglu baax li ma lay wax ak fa may daanelee ji terrain boo romb 3 mois 4 mois après boo ñëw ñu def ko R+10 chaque année ngénte céet dëj gàmmu màggal koor korité tamxarit 24 décembre 31 décembre et même Saint-Valentin combien de milliards on dépense par an pour joxe benn exemple rek loolu ban classe ci laa jëm si justement je m'attends à cette question là ci laa jëm si rien que le màggal de Touba ren ça a coûté 260 milliards déwén yàlla nañu yàlla suturaal ba ñu man ko yokk muy la am ban classe sociale la damay dem ci beneen ngénte kéet ak dëj yi am Binta du classe bu mag bi ñuy wax ñi ñu jàpp ne amuñu ñoom la kër goo dugg tey en moyenne benn téléphone nga fa bu ñu xëyee danañ fexe ba def 1000 francs de crédit ci seen téléphone di ci woote du dëgg classe boobu ngay wax duggal ci koñ yi tey muy dans les villages comme dans les villes foo ci munti dem jigéen ñi chaque semaine bu ñu dajalee seeni kees yi tontine c'est des milliards moom la ñuy jël di ko jox la di ci seen biir Sénégal benn cimenterie fi amoon ñett fi am ren et pourtant foo dem ciment day manqué tu sais pourquoi amul dëkk booy dem Sénégal te dëkk ba nekku ñu di ko transformer soit c'est l'État soit c'est les collectivités locales soit c'est les populations lan laa bëgg wax foofu mooy Sénégal amul malgré les problèmes on a des problèmes dama koy wax man dama koy am mën naa xëy du ma am essence def sama oto malgré les problèmes qu'on a Sénégal amul problème ressource financière xam nga la ñu am problème bu comportement muy man muy yow muy ñi ñu jiite muy ñetti ci mbedd mi kenn du def loo man binte greffage bii nga takk 300 000 francs lay jar téléphone bi nga yor ça coûte au moins 800 000 dama lay wax rek non je termine sur ça mais waaw xam naa li ngay wax mais bu ñuy wax ci ñenn ñi nga xam ne xëy na dañ ko mën moo tax ñu di ko def dañoo dajale seen natt dam yàq ko ci benn xew loolu ñëpp ñaawlu nañ ko les lois sur les fêtes ak yooyu am na fi kenn du appliquer loi bu am Sénégal kenn du ko mës a appliquer chaque jour ñu ngi xalaataat yeneen loi yoo xam nga ci dara mais tey jii sénégalais yi ñu ngi chercher la queue du diable pour la tirer yow Serigne Mbacké Ndiaye doo taxaw fii nga ni Sénégal méttiwul. non attends déet bul ma waxal ma waxul déet attention la vérité des prix on va l'appliquer tout ça gisuñu état ñoom chaque jour bu ñu yeewoo dem ci marché yi nit ñaa ngi bëgg a dee nit ñaa ngi xiif mënuñu jënd dépense seen dépense doyatul le président ne dit rien. Binta da ngay dem marché ñu ne lii yokku na. le consommateur est mis devant le fait accompli. Binta oui. làmmiñ lekk moroomam te ñorul. waaw. waxuma ni amul jafe-jafe yi dëkk bi man miy wax ak yow pour jël sama exemple jafe-jafe yooyu lan moo ci seen taxawaay nag ak seen saafara dama ne man miy waxee pour jël sama exemple tabaski lañ jógee la ma mën a def ci tabaski lu may dimbali ay def naa ko jënd 40 moutons jox ko ay doomu aadama pourtant mënuma ko nga di ko def keneen ak keneen di ko li ma bëgg a wax mooy suñu problème essentiel problème mu jikko la problème mu doxalin la problème mu kenn di ci ñun du def loo mën Binta Diallo bu amee salaire u 1 million wala 2 millions takk doomam mu xewal ko man mi nga xam ne yàlla joxuma ko bu sama doom di takk ma ne Binta defoon na ko naa ko def looloo tax ma ni la problème essentiel bi ñu te foofu laay xaare nag président de la République fii ci seen plateau bii laa taxaw bi ñu réélire Macky Sall ñu invité ma fii ñu ne ma lan ngay xaar ci le prochain mandat de Macky ma ne jikko yi xaaruma ci leneen parce que xam naa ne sur le plan de développement xam naa li ci def fekk na fi Ila Touba fekk na fi autoroute à péage def na fi Ila Touba mënul naa citer 1000 exemples yu mel noonu donc sur ce plan là macha allah je n'ai rien à lui reprocher mais fi ma koy xaare encore une fois mooy jikko yoo nga xam ne am na ci loo nga xam war nañ ko changer lu bëri ci askan wi en donnant l'exemple
ah voilà charité bien ordonnée. en donnant l'exemple bu ñu ko defee rek. waaw am naa yaakaar ci lu bëree mën na soppeeku. mais cherté mais pourquoi ma def lien boobu. dund gi lan moo ciy taxawaayu. may ma tuuti ma eggale ci loolu. pourquoi ma def lien boobu ak violence. dafa am loo nga xam ne li ñu tubaab di tudde perception. loo nga xam ne dañ koy wax nit ki ba ñu gëm ni loolu am fekk sore na ak réalité bi. lan la ñuy gëmloo Sénégalais yi. foo tourné wax nga ko léegi. te dundoo ko. waaw foo tourné ñu la yàgg ci jafe-jafe yàgg ci problème te macha allah ku la gis xam ne ne ko ci jafe-jafe. ah kay mais non mais l'apparence elle est trompeuse kan moo la wax ne añ naa. combien de Sénégalais sont dans cette situation Serigne Ndiaye. non Binta waxuma ni problème amul de. waaw problème am na. mais xam nga lu ñu doy njiit. waaw bu problème amee nga wut saafara. c'est ça le problème loolu la ñu doy njiit. voilà te ñu ngi ci. dama la jox exemple. mburu mi day yokk attends dama la jox exemple. waaw Banque mondiale dafa def benn étude. ni chaque année Sénégal la ngi perte 100 milliards ci embouteillage à Dakar. waaw Macky Sall dem indi TER. waaw réponse la. indi BRT réponse la. BRT sax nee nañ bul waxati BRT dañuy wax bërët. TER bërët. pourquoi muy réponse xam nga damay gis sa ay kilifa. ñoo nga xam dafa am fu ñu leen yaakaare. ñuy wax ni TER bi dafa cher. oui dafa cher parce que dafa baax. tey Macky Sall mënoon na dem France. mais dañuy wax du priorité. attends du priorité la justement. parce que raay baa ngi nii ngeen rey économie ba fa amoon. c'est une priorité. il fallait commencer par les rails. non dama ni. raay bi Dakar Bamako ferroviaire. xanaa suivre lu xew ci mais tey bu ngeen ñëwee priorité mooy moo doon loolu. non rebooster l'économie locale bi amoon foofu ngeen di dem di capitaliser société boo xam ne dee woon na ba pare en France. Binta. waaw tout est priorité. waaw tout est priorité c'est-à-dire. waaw kay maanaam. waaw li nga wax noonu priorité la. état baa ngi ciy liggéey. yow xam nga ni ñu ngi commencé à l'heure actuelle. di reprendre le chemin de fer. Dakar Bamako et Dakar Tamba et Dakar Bamako. 2012 ba non attends. ngeen koy soog a commencé TER bi ngay wax nii. waaw xam nga bu neexoon Macky Sall bu demee. Paris jënd train boo nga xam ça nous coûte 100 millions. mais dama yaakaar ni boo jiitee ay nit da nga leen di nawloo. xam nga looy nawloo nit ñi. la ngay dugg yow. nga fexe ba ñoom ñu dugg lu mel noonu. est-ce que man war na maa yaakaar ni man maa war a taal sama métti di ko dawal. sama nijaay jëla nekk Mbadakhoune wala kër nekk Yëmbal wala Géejawaay. warul dugg ci train boo nga bu ci duggee. du ñee ki yore Mercedes di ko dawal loolu la ñu yéene Sénégalais yi justement. loolu la ñu yéene Sénégalais te loolu la ñuy def. loolu bëgg nañ ko mais aussi dafa am yoo xamante ne moo waroon nekk priorité. amul priorité nee naa la tout est priorité xoolal kër. kër dépense priorité la. waaw téléphone priorité la. jàngu xale yi priorité la. añ priorité leneen la tout est priorité. fokk nag nga tàmbalee fenn. liggéeyu ndaw ñi nag. priorité la fonction publique bi nee na xam yëgul woon ne nii la recrutement bi di demee. oui te président kenn dara ump ko ci réew mi. si non attends xam nga boo tey jii buñ la falee nga indi say mbokk. keneen ñu fal ko mu indi ay mbokkam. kon kenn na wax ak ñi mu fal. xam nga wax naa li ñu jàll benn li ñuy séntu ci kilifa. mooy amul génn kër gooy dem te ñu ni la. waaw am na lu fay am te lu wër te am kër gu nekk lay am loo nga xam wóoru woon a am mu di fa am. waaw mais borom kër bi saa bu ko yëgee. na ne hey taxaw leen. nanga ma bu amati loolu la ñu sédd ci moom te def na ko. xam nga man Binta je ne suis pas le genre bi nga xam ne dama lay wax rek man du ma façon yi nga xam ni. waaw ay waxi kese moo lu ki ma àndal lu ma def mu ni baax na lu mu def nekkuma ci loolu. duma ñi nga xam ni kilifa gi bu ne dafa ñuul ma ni kuk dafa xonq ba ni cur dafa weex ma ni taal duma genre boobu. mais nit ki li mu def dañ ko koy reconnaître que Macky Sall a fait des efforts énormes pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais kenn mënu ko dindi. Sénégalais yaa ngi dee de. Sénégalais yaa ngi yow de bokkoo ci. man Sénégalais yi lay wax xool sa bopp Sénégalais yi lay waxal. yéen maa la gën a waxal Sénégalais parce que. fi may dugg ci Sénégalais ñi may waxal doo fa dem. maa la wax loolu. kon ñu ngi ci jàmm. non attends ñu ngi ci jàmm. problème am na. waaw exemple. waaw acca gaaw ñu gaaw kilo gerte dañ ko jëlee 150 yóbbu ko 260. am déet. baax na am na wala amul. am na wala amul. waaw yow li fi nekkoon daaw rek moo fi nekkaat ren rek. non daaw nga wax ak ren. waaw mais du daaw jéggi daawaati jéggi. waaw kon progrès am na nañuy sant yàlla. Sénégalais li ñu yàlla defal nañ ci sant yàlla. te ñaan yàlla mu yokk. waxal Sénégalais yi ne prix yëpp dinañ yokk. la vérité des prix c'est moom c'est inévitable. wax ko Sénégalais yi parce que du ma wax lu ma xamul. xëy na nga xam non man xaw ma ci dara. marché bi yaa ngi dem ci Sénégalais yi yaa ngi dem ci marché yi. waaw mais dama ni. mais lépp yokku du ma wax Sénégalais yi nii lépp day yokku. lépp yokku na déjà. ma ni lépp dama ni du ma wax Sénégalais yi lépp day yokku. waaw ndax xam nga lu ma xam. même bu dara yokkoo man wóor na ma ni. lépp luñ mën def pour que lu yokk wàññeekuwaat. gën a wàññeeku danañ ko def. donc du ma toog naan sénégalais lépp day yokk. yéen a ngi pare seen sa candidat bi pare na wala parewul pour non pare na il gagne loolu koy amul discussion Abdoulaye Diouf Sarr c'est là d'ailleurs bu gars yi ne futur maire j'ai dit non c'est le prochain maire de Dakar. C'est le profil c'est tout ce qu'il faut
parce que xoolal Babacar Diagne lay rek de. déedéet yaa ma laaj ma wax. dama doon laaj rek ndax yéen a ngi yëngu toll dañuy sant yàlla. le maire est élu directement par mais il paraît que kii sax rejoindre na leen. Sénégal nu mu tëddee Mbacke sëñ bi. sëñ Assane Mbacke. waaw waaw ñëw na jàppale. moom du Karim la àndaloon. waaw sëñ Assane Mbacke. waaw yaa ko débauché mu ñëw ci yéen. non du maa ko débauché gis na ni Dakar c'est la capitale du Sénégal. capitale du Sénégal ñëpp ko bokk. te gis nga tey Binta. buñ la ni woon da ngay seeti diw li ngay jëkk a def kooku soo ko xamul. moo dugg ci internet bi xool kii mooy kan. donc bëgg nañu ku dugg ci internet. xool kan mooy maire Dakar. ñu xam ni ku jub la ku am yar la ku am teggin la ku am jaar-jaar la. ku mës a servir Sénégal mais du koo nga xam ne bu ko nit ñi gisee daw. ñu ngi lay gërëm Serigne Mbacke. jërëjëf. di leen gërëm ci déglu bi dem publicité gannaaw publicité. di gërëm sama doom jëlee na gi soog a ñëw Mamadou Mohamed Ndiaye dina fi teew pour le journal.